asalaamaaleykum mbokk yi am mbégte ànd ak yéen ci télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi ak mbëkk mi ñuy woy di waxtaanee ba léegi daanaka lu jege juróomi téeméer ci ay nit ñoom ñoo faatu ci géej gi fële ca Ndar moom bëri na ay njaboot yu woy ba léegi di jooy seeni doom te gisuñu néew dem nañ fa dajeek benn njaboot bu nekk ca quartier boobee ñu naan Pikine ña fa nekk dëjal nañu seeni njoñ waaye ba léegi ñu ngi ci guddi gu bërsetagul. Mbuur it bokk ci diwaan yi ñàkk ay nit yu bëri ci mbëkk moomule ka jiite conseil départemental bi ne la muy xaar bëri na ci ndaje bi nar a dox ci diggam ak DER ak ministère bi ñu dénk ndaw ñi ci ay projet moom Saliou Samb nekk directeur général bu SIRN ne dinañ defar ay xeetu bateau yu bees ngir mën di gën a saytu suñuy waax bañ xale yi di jël gaal di wutali ji Europe di fa ñàkk seeni bakken. mécaniciens yi nekk fële ca Pikine ñoom tamit bugguñu mujjee ni ndaw ñooñu lee ba tax na fa ñu nekk ca technopole ba ne duñ fa bàyyeekoo la ñu bëgg sax mooy ñu jox leen akub terrain ñu mën a def seenu projet mën a toog ci réew mi bañ a jéem a génn di dem feneen. Jurbel booy xool bokk na ci diwaan yi ñuy gën di métital ay soxna ab jàngat moom moo ko wane ñu génne xibaar yooyu le ci benn atelier sensibilisation ci loi bi criminalisé lii di viol. ci wàllum tàggat yaram Sénégal di daje tey jile ak Guinée Bissau ca stade Lat Dior bu Thiès match bi ñeel éliminatoire CAN 2022 ca Cameroun ndaje bi nag huis clos lay doon maanaam kenn du ko fekkee ndax mbas mi ñuy dund loolu lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ñu nuyuwaat leen ziar leen ni ñuy waxtaanee fan yii yëpp muy ay ndaw yu bëree bëri yu ñàkk seen bakken ci waax yi dañ doon jéem a dem fële ca Espagne jaarale ko ci gaal yi mu nekk lu tiis loolu Ndar foofu dem nañ fa bëri na ay njaboot yu seen doom réer mër ci géej gi te ba léegi mënuñoo fexe sax nag ba gis ab néew terewul defal nañ leen dëj ba noppi dem nañ ci quartier boobule ñu naan Pikine daje fa ak njaboot bi ñu naan famille Sow dajal nañu seeni doom waaye boobu ba léegi ci mettit la ñuy dund reportage Ousseynou Diop Habib Seck. Racky Sow Maguette Lam benn njaboot benn tiis Vieux Sow mooy borom këru Maguette Lam ñu ñàkk seen doom di Oumar Sow ak seen goro di Moussa Diop di borom këru seen doom bi lay di Racky Sow ñoom seeni doom bokk nañ ci ñi nga xamante ni dañu demoon ci géej gi duutali woon Espagne mujjee faatu seeni gaal tàkk kenn gisu leen wala boog mu suux ba léegi kenn amul nouvelle ci ñoom ñu mujjee nag daal di amal li ñu duppee dëj amal ko nag ci anam bu metti waaw teg naa ko ci loxo yàlla rek ndax yëpp yàlla la. waaw du ñu dem ba désespéré parce que da nga moom alhamdulilah lakk-lakk bi moo metti bato bi tàkk bi gaal gi tàkk moo metti tàkk ak safara ak essence mun ta booleeg survivre. amal nañu naam dëj bi ndaxte seeni ay doom amatuñu benn yaakaar teg leen i gët waaye nag lii nga xamante ni def nañ ko doon na lu leen tiis ndaxte ay guddee ngi ni leen nelawatuñu. waaw metti na torop ba fi may waxanteeg yow ba léegi sama xol bi dafa mel ne fii dafa am lu fi nekk rek damay mystifier nag ndaxte mënoo foo toll ngay jooy bu yàggee day nuru leneen. bilaay sori woon na ci man torop wax dëgg fa yàlla sori na ci man torop du ma toog benn minute te sama xel nekkul ci moom barki alxuraanu karim ji na ma ngor ji ma teraanga barki salaatul faati dama koy ñaanal yàlla di ñaanal sama mag bu góor. dëj sa doom te gisoo ko doon na loo xamante ni nag lu metti la ci kàddu Vieux Sow. bis bu nekk ma xalaat ko doom res la bis bu nekk ma xalaat ko mook sama gor bis bu nekk ma xalaat leen. askan wu bare nag lii dund nañ ko ci diwaanu Ndar géej ñu ki bare seeni doom dëj nañ leen te gisuñu leen mu doon loo xamante ni bés bu ne ci seeni xel da ciy dellusiwaat. ñoo ko gisandoo kon muy ay njaboot yu jaaxle sëngéem ndax seeni njaboot yu des ci géej gi te ba léegi amatuñu sax yaakaar ni dinañ leen teg gët ab benn psychologue di wuyoo ci turu Barbara Poten nee na njaboot yooyu faaw ñu leen di topp di waxtaan ak ñoom ndax seen xel mën a dellu si li ñu dund metti na dañ koy déglu ba léegi foofu ca Ndar ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. fii Sénégal souvent dañ la may benn jour pour nga dund sa deuil bi mais après dañu wax waa bàyyil jooy léegi jeex na bàyyil jooy ki dem na mais loolu vraiment dafa métti parce que deuil bi day jël temps dina def ay semaine wala ay weer et vraiment dafa am solo quoi. déglu pour mu mën a wax lu ko métti
et pour mu mën a wax lu nekk xolam quoi mu génne lu nekk ci xolam. Souvent ku dund deuil bi dina xalaat ba ëpp dina culpabiliser dina triste kon vraiment faut que mu am temps faut que mu am possibilité wax quoi et après boo leen gisee ku am deuil mais ku am ay genre symptômes par exemple kii du lekk wala du nelaw bu baax wala du wax ak yeneen yi aussi jàppale ko ci lu mu war a def par exemple même ci tâche quotidienne yi da nga war a jàppale ko pour que moom mu xam mu yëg yaa ngi fi. ginnaaw Ndar Mbuur tamit bokk na ci diwaan yi gën a loru ci mbëkk moomule daanaka lu jege wala lu romb sax juróom fukk ci ay xale ñàkk nañ seen bakken président conseil départemental ba fa ne am na lu bëri lu muy xaar ci ndaje bi nar a dox diggam ak délégation entrepreneuriat rapide ak ministère bi ñu dénk ndaw ñi ëllëg lay doon alxames ngir financer ay projet fexe ba ndaw yi toog Saliou Samb moom moo jiite it SIRN di société infrastructure réparation navale mi ngi xam le ni am na yenn xeetu gaal bateau yu bees suñu nar a defar jox ko takk der yi ngir ñuy mën a may gët waax yi bañ xale yi di jël ay gaal di leen romb di dem Saliou Samb moo nekkoon ganu info du matin dañ koy déglu ak Chérif Dia. def ba nga xam ne Mbour comme dëkk pêcheur la gaal yu bëri foofu lañu déparé xale yu bëri dem nañ am nañ jot a yegg am na ñoo xam ne bàyyi nañ seen bakken ci yoon bi am na ñoo xam ne tamit amaguñu ay nouvelles. Ce qui fait que donc pour faire benn bilan sax mën a goo ko def léegi. Sénégal day dugg ci affaire pétrole day dugg tamit ci affaire immigration bi fi nekk dafa laaj tam ñu renforcer la sécurité en mer te foofu nag njiitu réew mi son excellence président Macky Sall dafa wax SIRN ne ko bëgguma ñuy importer yi da nga nekk ci construction navale fexe leen ba andi fi ay partenaires ñu def lu ñu naan transfert de technologie di defaree bateau yi fii yoo xam ne ñoom ñooy aar suñu géej gi te loolu suñu fa accès incha allah fi ak ñetti weer usines yi dinañ commencer te suñu commencer dinañ jël ay ndaw yi dinañ liggéey ci usines yi en même temps aussi sunu gendarmerie yi sunu armée douane ak ñi nga xam ne ñoo def surveillance surveillance maritime bi dinañ mën a gën a taxaw ci biir géej gi di surveiller tamit affaire pêche bi illégale bi en même temps di surveiller aussi les plateformes pétrolières yi nga xam ne ñu ngi ci biir géej gi et puis tamit foofu tamit day gën a yomb pour xeex émigration clandestine bi parce que gaal yooyu suñ ko demee ba remplacer ko gaal yooyu dañuy am géolocalisation fu ñu munti nekk dañ leen di xam donc dañuy yomb a surveiller donc balaa ngay génn Sénégal dañ koy xam foo munti nekk suñu gisee gaal boo xam ne dañu xam ne kii yoon bi mu jar du yoonu napp dinañ mën a xam ne kii dafay dem donc automatiquement dinañ ko mën a gaaw intercepter ak bateau yi nga xam ne dañ koy defaree fii ci Sénégal. ñu wax ci mécaniciens yi nekk ci technopole bi ñoom artisan yooyu le lànk nañu ne bëgguñoo jógee foofule ndax dafa am benn projet bu ñu bëgg a taxawal te comme gañ ca soxla juróomi milliards la ak terrain nee nañu sax loolu bés bu amee dina tax ba ndaw ñu bëri duñu xalaat di jël gaal yi di wutali ji Europe dinañ toog fii ci réew mi liggéey dañ leen ci déglu ci micro bi Faye ak Modou Diop. yi ñuy dëgër piir ouvrier yi loolu bokk na ci li ko gën a indi. parce que li tax mooy foo toog ñi ngi fi gis ñëpp ay président secteur lañu ñoom ñëpp kenn ku ci ne tey mbooloo nekk sa ginnaaw te kenn koo ci gis aussi yore na fukki apprenti wala ñaar fukki apprenti ku ci gën a néew la yore na ñaar fukki apprenti léegi tey bu fekkee ne kooku amul fu mu toog pour liggéey mais apprenti am yooyu nawuñu ko mais dañuy lijjanti pour am xaalis rek bu ñu amee xaalis dañuy dem jël ci gaal gi dem seen yoon parce que nawuñu patron bi donc déguerpissement yi ñoo indi problème dëkk bi. ñoo indi problème mu Barça ak Barça bi déguerpissement yi rek ñoo ko indi bu ñu wutalee ouvrier yi fu ñu toog ouvrage bi ñu jox ko valeur artisan yi am valeur patron bi apprenti yi naw ko benn apprenti du fi bàyyi métier am naan day dem di jëli gaal dafay dem Espagne wala day dem feneen. parce que projet bii moo mën a tax xale yu Pikine toog parce que projet bi boo xoolee plus de 2000 emplois da koy jël projet bi coût global 5 milliards la. te am nañu bailleur de fonds bu taxaw pour financer ko ba pare maanaam dajale na xaalis bi ba pare. suuf bi mooy sunu problème te suuf bi sax jotoon nañ ci avancé parce que waxtaan nañ ci ak autorités yu bari. ñu jàll ci beneen ponk ci xibaar yi ak Malick Gakou mi jiite grand parti ba mu demee fële ca Jidda Caaroy kaw nag dafa am yenn ci ndawu parti bi yu ko fa doon yuuxoo ñu ne dañuy njort ni seenu njiit dafa bëgg a dem ànd ak Macky Sall te loolee du ca dal Malick Gakou lànk ne du waxtaanee mbirum politique ndax la ko yóbbu woon foofu le rawatina ca poste de santé ba ca commune ba mooy ñu gën a xeex ci soxna yi nga xam ne bu ñuy mucc dañuy faral di ñàkk seenu bakken reportage bi Fay Modou Diop. dañu ko sax
bett laata muy janoog way taskatu xibaar yi moom Malick Gakou. Ce n'est pas une question de dem ou bien de ñàkk dem mais toog waxtaan dafa am solo jeunesse dañ koy jox cër. ñoom ñi nga xam ne ñoo fare ca Jidda Caaroy Kaw wane nañ ba noppi fa ñu féete taxaw tëmb xeex ak bépp ralliement gi nga xamante ni seen leader gi dana ko fekk ji njiitum réew mi. gars yi dañuy réunir donc benn ay certains responsables ñun disons certains responsables réunir jékki-jékki rek jël ay décisions sans concerter personne donc loolu fu ñu ko teg. Malick Gakou gis ndaw ñi yëngu nañ lool di ay militants am moom sax loolee perturbé wu ko tax na itam mu xool leen laataa rek mu leen di recadrer. waaw xam nga dama wax léegi ne sama xale parti bi xam nga fa ma jógee ak fii suñu parti dafa nekk parti bu rëy nag tudd grand parti c'est normal que expression de point de vue yi mën na bëri waaye dama wax xale yi ne leen fii ma nekk nii taxaw fii ci biir maternité bii wax dëgg yàlla rus naa fi sax waxu politique. gannaaw loolu itam la ko fa indi woon moo dig mu xool poste santé déggoo bu ci Caaroy Kaw bi mu yee yàbbi ne la ko soxal lii dong la. fii ñu nekk tey taxaw fi ay jigéen na fii faatu ci jur doom te man dafa nekk loo xam ne daf ma intéressé na ma parce que à titre personnel mais daf may intéressé aussi parce que dama yaakaar ne lii may def ci politique lii may def nii moo ko ëpp solo ndaxte lu may def ba jàppale jigéenu Sénégal benn jigéen bañ a faatooti nu may jàppale famille yu Sénégal ba kenn bañ a amati jaaxle moo ëpp solo fuuf lii nga xam ne moom ay jéegu ci politique moo tax ma ne taxaw tey jii fii ma taxaw dama wax waxu politique. waaye ndawum grand parti yu nekk ci Jidda Caaroy Kaw ñoom ne fa ñuy taxaw duñu fa bouger benn yoon te itam duñu seetaan seen leader bii di Malick Gakou di dem fekk ji Macky Sall. ci wér-gu-yaram boobule mu junj ak mbas meek tolluwaayam fii ci réewu Sénégal ci bilan bu mujj bi ministère de la santé génne liñ ci nemmeeku mooy lu toll ci fukki nit ak juróom yu amee jàngoro bi ñetti ay cas contact la fukk ak juróom-ñaar yi nekk ay cas communautaire benn cas grave ñaar fukki nit la ñu ne wér nañu ba ñu génn dem ñaar fukk ak ñaar ñoom la ñu nekk di faj jamono ji amul kenn ku faatu ci bilan bu mujj boobule jëwrin bi ñu dénk paj mi demoon na fële ca diwaanu Sédhiou ngir xool fan la ñu toll ci liggéeyu hôpital régional niveau 2 bañ fay tabax ab hôpital bu nara boo xam ne xaalis bañ cay def kon toll na ñaar fukki milliards ci sunuy koppar ñu ne sax liggéey bi daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom yi def nañ ko ba noppi te laata décembre di jeex dina noppi ngir coono askan wi mën a wàññeeku bu baax a baax reportage Bakary Konté Xaali Jaame ca Sédhiou. Abdoulaye Diouf Sarr moom visité na hôpital régional niveau 2 bu Sédhiou fu mu nekk nii nag ñu ne 95% ci liggéey yi réalisé nañ ko ouverture bi nag ñu ngi koy prévoir ci mois de décembre maanaam fin décembre. fexe ba bu ñu joxee caabi yi fin décembre bu ñu ci tegee ci semaine boobu rek mu ubbi loolu nag il faut que ñu préparer ko bu ñu ko préparer wul dañuy xaar ba jot caabi yi commencé wax naka la ñuy ubbee loolu la ñuy bañ moo tax. Madame la directrice générale des établissements de santé def na exposé bi wax na fépp fu ñu mën a jaar lépp lu ñu war a def pour que bu ñu jotee caabi ñu mën a ubbi. Président Macky Sall ci biir plan Sénégal émergent daf ne wàllu santé daf ko soxal lool ci axe 2 bi ni mu ko soxalee mooy dafa bëgg ñu am ci ñaari accessibilité yu am solo lu ñuy wax accessibilité financière ak accessibilité géographique accessibilité géographique boobu. moo tax ñu jël hôpital bu niveau 2 indi ko mu gën a jege population yi pour bañ nit di fi jóge di wuti feneen accessibilité géographique moo tax mu fekkoon fii centre de santé Samine ak Goudomp ñu yàgg fi lool parewul ba mu ñëwee mu pare ko rapidement accessibilité géographique boobu moo tax amul woon effectivement dispositif yu bëri fii ci biir région bi te boo gisee tey am na fi loolu nag day wane ne moom li ko intéressé mooy population yi ñu mën leen jàpp bu baax. ci rencontre bu ñu doon amal ci chambre bu métier bu Sédhiou axe bu Boudjé ak commune bu Tanaf ak Kabada nekk ay zone yoo xamante ne dañuy enclavé wu loolu ñoom ñëpp ñu ne dañu bëgg ñi tabaxal leen centre de santé Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ boo xamante ne moo yor wàllu wér-gu-yaram fii ci diwaanu Sénégal moom nag mu ne dossier yooyu dinañ ko étudier.
jigéen ñi dañuy faral di leen fitnaal di leen lor waaye ab jàngat wane na ni Diourbel daanaka moom moo ca jiitu ndax téeméer boo ca jël ñoom ñoo gàlloo juróom-ñett fukk ya ay mbootaay yëngatu ci société civile bi bëgg loolee soppeeku. Maguette Niane nekk responsable régional programme voix et leadership des femmes bu zone centre moo xamle jàngale bu ni mel ci benn bés bu ñu jagleel sensibilisation ci loi bi criminaliser viol dañ koy déglu moom Maguette Niane ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. da ngay dem yow kese mais boo bëggee sori da ngay àndandoo ñu bëgg nag organisation jigéen ñi àndandoo waxandoo ñu mën leen dégg donc réseautage boobu aussi organisation projet bi da ciy liggéey bu baax ba tey jii identifier na lépp loo xam mi ngi nekk loi ak disposition boo xam dafa discriminatoire à l'égard des femmes wan ko réseau yi aussi ci base boobu ñu mën a choisir seen ay thématiques de plaidoyer mais aussi ñu jàppale leen ci xaalis ak xam-xam pour que ñu mën a porter plaidoyer boobu donc globalement ci loolu la organisation bi liggéey mu am 4 fonds yoo xam ne si lay jàppale organisation yi pour ñu liggéey ci fonds yooyu bokk ci li ñuy wax fonds rapide réactif nga xam ne boobu organisation partenaire ak non partenaire yëpp da koy mën a jëriñoo fonds boobu tey moo ñu indi ñu mën a jàppale groupement bi di groupement des femmes pour le développement de Diourbel muy war a def projet bu ñuy wax vulgarisation de la loi criminalisant le viol ak la pédophilie ñu koy waxe lu xamle lu yoon wax ci ku sàkku nit donc ñu xam ne dafa am njëriñ parce que région de Diourbel tey boo jëlee Sénégal ba mu daj région yëpp moom moo ci gën a nekk moom moo nekk ci kaw ci matière de violence ñuy wax ne téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi jigéen ñi dañuy subir ay violence donc loolu aussi gën a tax ñu gën a sawar pour mën a jàppale ñii. ginnaaw jàngalekat yi alxames bale weesu ak administration bi xale yi ëllëg incha allah la ñu fas yéene demaat ci classe yi ca Linguère moom li ñuy duppe ubbi tey jàng tey bëgg nañu mu nekk lu am équipe municipale bi daanaka téeméer boo jël fanweer ak juróom-ñaari ci fonds de dotation bi daf koo jël jagleel ko école yi booy xool ci xayma ñaar fukk ak ñeenti millions la ak lu ëpp am na fukk ak juróom ci ay écoles yu nekk ci commune bi jox nañ leen fukki millions ak benn liñ ci namm mooy ñu jënd ci ay fournitures scolaires ak ay produits d'entretien ndax xam ngeen ni mbas maa ngi fii ba léegi dañ ci déglu maire ba Aly Ngouille Ndiaye ci micro Mouhamadou Moustapha Ndiaye ko maxka ubbi tey jàng tey ndax boo bëggee ubbi tey jàng tey war nga fekk classe yi nga xam ne yii ñoo lay teeru ñu pare matériel bi nga xam ne bii moom ngay soxla jàngalekat bi soxla ko environnement bi soxla ko également mu mën a teew. bu ñu amee dotation juróom-benn fukki millions ak juróom-benn ñaar fukki millions ak ñeent ak genn wàll ñu jàngalee ko ñu jagleel ko njàngale mi muy téeméer bu nekk fanweer ak juróom-ñaar. juróom-ñetti école élémentaire yi ak case des tout-petits yi fi nekk danañ jot fukki millions ak benn yoo xam ne yii. juróom-ñetti millions yi ci fourniture scolaire dinañ jot ay imprimé ak registre dinañ jot également produit d'entretien ak fourniture de bureau te loolu lépp mairie junni bu leen di dimbale pour ñu mën a def seen mission de contrôle ak encadrement million ba xam ne bii dañ ko dimbale ci ndox ci école yi ñeenti millions yoo xam ne dañ koy jëndal ay livres ak ay prix million ba xam ne bii dañ koy def ay bourse ak i ndimbal pour sunu doom yi nga xam ne ñi ngi jàng ba pare it am loo xam ne lii ñun ñoo koy jël en charge depuis bi ñu nekkee ci mairie ba léegi muy personnel d'appoint bi nga xam ne bii dañuy liggéey te amuñu emploi ci état bi ñu di leen di am lu leen di dimbale weer wu ci nekk rawatina personnel mi nekk ci case des tout-petits yi nga xam ne suñu tuut tànk yi fa la ñuy nekk. APIX di agence bi ñu dénk grand travaux yi fii ci réew mi nag jël yenn ci ay services am décentralisé ko ci juróomi région fii ci réew mi mu di ay plateforme d'investissement buy tax ba képp ku am projet nga mën leen a jege waxtaan ak ñoom loolee rek lañ ca nam mooy gën a suqali wàllum koom-koom ci réew mi plateforme bu Sali moom la ñu teg yàggul dara Mountaga Sy directeur général bu APIX lañ ciy déglu ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. Macky Sall dafa lancé lu ñu naan le plan de relance économique pour suqali suñu économie ci mbas mi amoon. ñu naan nag balaa ngay jàppale nit nga dem ba fekki ko fu mu nekk parce que mënuñu toog Dakar di xaar ñëpp ñëw ñu formaliser wu foofu mooy li ñu naan les plateformes d'investissement benn boo xam ne dañ ko am déjà Saint-Louis depuis daaw. mooy couvrir région de Saint-Louis
région de Matam ak région de Louga benn boo xam ne mi ngi Kédougou beneen baa ngi Kaolack ak Ziguinchor tey ñu créé benn plateforme d'investissement fii ci Saly pour ñëw fii ànd ak suñu ay nattangoo ñi liggéey ci wàllu investissement ñi liggéey ci wàllu xelal ñi yor seen i koppar ñi liggéey ci wàllu formalisation ku yor sa projet ñu ñëw fekk ñu fii ci benn bërëb ñu conseiller la ci benn bés nga war a mën a finaliser sa ay investissement tey ci suba finaliser nañ fii 66 création d'entreprise jàppale ñoo xam ne ñu ngi yor seen i projet am na ay ndawu Sénégal yoo xam ne dañu amoon seen i xel war a def ay projet tey defar nañ leen seen i projet am nañu seen i këyit mun nañu dem DER mun nañu dem FONGIP mun nañu dem BNDE ñu jox leen seen i koppar war leen accompagner loolu mooy li président Macky Sall indi ñu dem fekk nit ñi ci seen i bërëb xelal leen woon leen yoon boo xam ne foofu la ñu war a mën a jaar pour participer ci activité wu relance plan Sénégal émergent avec les pôles territoires. ñu egsi ci xibaaru tàggat yaram ak match bi nar a dox tey jile diggante Sénégal ak Guinée-Bissau bu 16h jotee lay doon ca stade Lat Dior bu Thiès mu di match qualificatif ngir éliminatoire CAN 2022 fële ca Cameroun waaye jàppale ni match boobule huis clos lay doon maanaam supporters yi du ñu ñëw di ngeen ko mën a seetaan nag ñu ne ci télévision nationale li waral lu ni mel mooy mbas mi ñuy dund ak lii di ay dogal yu ci CAF jël tribune de presse bi it dinañ ko ubbil journalistes yi accrédité maanaam ñi amee këyit ngir mën a dugg foofule match boobule ñu jàpp ni équipe nationale lam ca bëgg mooy jël ndam rek mën a fexe ba am ñetti poñ yooyu le match retour bi dina doon samedi fële ca Bissau. ci wàllum football ba léegi ak benn doléance bu ñu lijjanti fële ca Fatick ndax dina am ab tribune bu bees ñaareelu tribune bu ñu nar a tabax ca stade Massène Sène ña yëngatu ci wàllu football ñoom ñoo ko yàgg sàkku jëwriñ bi ñu dénk tàggat yaram nekkit maire bu commune ba nee na dinañ door liggéey bi fii leeg ñetti weer moom Matar Ba yëkkati kàddu yooyu ginnaaw ab ndaje conseil municipal ba dañuy déglu ay kàddum ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. xamante ne mooy marché bi gis ngeen ko sax ci journaux yi attribué nañ ko entrepreneur bi ko gagné xam nañu ko li ci des mooy début at mi 2021 mbas mi moo taxoon sax démarré wul waaye yàlla ngi ñuy dimbale on est dans une tendance baissière yàlla na continuer su ko defee fii ñu jëm ñu mën a démarrer li nga xam ne mooy deuxième tribune Fatick bi loolu dana tax mu soulager population yi ku ñëw mën a toog ni nga war a toogee seetaan li nga xam ne mooy jongante yemuñu ci loolu joxe nañ ndigal pour que ñu xool foncier bi fi ne fépp fuy espace te ñu mën fa def plateau multifonctionnel dana tax ñiy basket ci koñ yi dootuñu déplacé wu bu bari ñi handball dootuñu déplacé wu lu bari loolu yëpp bu ñu koy def dañu xam ne ndaw ñi soxla nañ épanouissement te ku bëgg a def épanouissement il faut nga am foo ko def. beneen discipline ak afrobasket U18 maanaam ñi seen at motagul fukk ak juróom-ñett 2020 ñu nar ko amal ci Égypte ñaari sélection yu Sénégal muy ci jigéen ñi ak ci góor ñi ñoom ci wàccaay bu métti la ñu nekk ñii di soxna yi ñoom dellu si waat ginnaaw bañ toogee lu yàgg bëgg nañu def seen kéem kàttan wane seenub xarañ bu dee góor ñi ñoom nee nañu bëgg nañoo dem ba ca cappaandaw ga jël sax coupe bi indi ko fii reportage Mamadou Ndiaye. entraînement yi méngoo daanaka benn la muy ci góor ñi nga xamante ni amaguñu at ak juróom-ñett maay tamit muy ci jigéen ñi nga xamante ni ñi ngi ci catégorie bu ni mel ñoom ñëpp nekk ci waajtaayu afrobasket bi nga xamante ni ñu ngi ko jàpp ci weeru décembre bii ñu jëm fële ci Égypte. comme que dañ doon liggéey ci wàllu jeu rapide ak ay organisation ci wàllu jeu offensif donc am nañ ci satisfaction. ñu amoon un nombre vraiment pléthorique parce que ay presque plus de ay 100 gosses après finalement ñu wàññi ko ba 27. ñu commencé ce travail avec 27 mais bu xoolee ñetti fan yi góor bi wàññeeku na comme ba tey sax wàññi naa encore 7 jours. ci wàllu jigéen ñi Sénégal fas yéene cee am taxawaay bu am solo gannaaw bi nga xamante ni gëj na ci compétition bu ni mel boobaak léegi mat na juróom-ñetti at Ousmane Diallo mi nga xamante ni mooy coach bi fas yéene xaar yeneen renfort ngir gën a mën a am taxawaay ci bu ñu demee fële. yi nekk États-Unis France Canada yoo xam ne ciblé nañ leen parce que ay U18 lañu war nañoo mën a participer ci compétition bi léegi nag. wàllu ci loolu fédération am na ñoo xam ñoom ñu ngi toppatoo ñi nga xam ne contacté nañ leen ciblé leen dañuy dem pour def prestation bu honorable def ca jom ak fulla ak fayda après nag luñ ci yàlla jox ñu jël mais nag dañu leen def fulla ak fayda parce que gëj nañ cee dem donc. ci beneen wàll wi góor ñi ñoom ci afrobasket bi ñu génn Sénégal moo nekkoon vice champion d'Afrique ñoom nag seen objectif
mooy xaaraat ñeneen ñu gën leen mën a dooleel ngir bu ñu demee Égypte fexee jël trophée bi. mooy bu fi nekkoon bi ñu dem championnat du monde am na ñeent ci des ils seront là danañ ñëw incha allah am tam benn boy bu ñu xaar bu jógee États-Unis ak war a jógee Allemagne. donc bu ñu dikkee rek dina renforcer groupe bi quoi. donc jeunes yëmul ak senior équipe yi day changer chaque année doo xam fan nga jëm rek inconnu rek ngay dem mais li ñu am solo rek moom mooy ñun daal dana def le tour ak demi-finale bu ñu ci accès tout sera donc possible incha allah. ña ngay tàggatoo ca stadium Marius Ndiaye ñoom ñaari catégorie yëpp muy ci jigéen ñeeg ci góor ñi ngir gën a mën a waajal lii di Afrobasket ñu ngi ko jàpp ci weeru décembre fële ca Égypte. léegi dañuy dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee àllarba gi. jërë ngeen jëf sama baay moo ma sànq ay kàddu la yu ñu gis mu ne dàng ci xët mu njëkku libération ubbil yéenekaay bi benn xale bu góor bu ñu naan Doudou Faye amoon 14 ans maanaam fukkeet ak ñeent baayam ñu naan ko Mamadou Lamine Faye moo ko jëloon jox ko passeur ngir mu dugal ko ci gaal yi yóbbu ko Espagne yéenekaay bi nañu bi ñu demee ba ci digg géej gi xale bi di Doudou attanul coonob immigration clandestine mu tàmbalee lot laatika feebar ci biir gaal gi ba jaare ca faatu ñu jàppoo ab néewum sànni ko biir géej baayam bi ko dugaloon ci gaal yi ngir mu dem Espagne ñu naan ko Mamadou Lamine Faye libération nee na ñu teg nañu ko loxo démb ba léegi ma nga ca loxoy gendarme yu brigade de recherche bu Mbour ñi mu doxoon doomam ji ngir ñu dugal ko ci gaal yi yóbbu ko Espagne maanaam passeurs yi journal bi nee nañu xàmmee nañu leen waaye jàppaguñu leen ndax dañoo daw ñu daw dem ci journal Le Témoin fekki fa coowal jeunes yi daw wutali mbëkk mi ab gëstu bu yaatu la journal bi xëy def ci mbëkk mi mu di Barcelone wala Barsaq li mu ci gis moo di ndóol ak ñàkk gi am ci réew mi moo waral ba ndaw yi ci réew mi gisatuñu dara lu dul dem seen yoon wi ñuy jël di yoonu géej gi journal Sud Quotidien mel ne ku ci amuk jaaxle li ko jaaxal moo di politique gi ñuy teg ngir dakkal immigration clandestine gi ak milliards yu bari yi ñu ciy dugal te ba léegi juragul ay résultats yu ñuy wax ci jëye ji am démb ca xaar yàlla yër leen xët mu njëkk Vox Populi benn potob lampe bu ñu defaree ciment te ñu ne waa Senelec ñoo ko moom potu lampe boobee moo daanu ci kaw ay xale ba ñaar faatu ca amit beneen xale bu ci jëlee ay gaañu-gaañu yu métti potu lampe bi ñu ne moo def jëyee jooje journal Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne da ci am yuy dencoon ca boori terrain jubo waaye nañ leen stocké moo baaxul ba tax ñu jur jëyee jooje Vox Populi nañu waa Senelec gi ñu ne ñoom moom yooyu la potu lampe wax nañu ne dinañ ci ubbi ab enquête ngir xam fan la responsabilité yi féete laatr bi nañoo talaata ju wex xàtt la ñu dund démb ci réew mi ndax yi jëyi ak i musiba yu tegaloo ñaari xale yu ay poto lampe faat ca xaar yàlla ak keneen ku ci jële ay gaañu-gaañu ba ñu rawale ko l'hôpital ca tefes bu sumbe junit gis nañu fa démb ab néew boo xam ne géej gee ko goqi ñetti doomi aadama yu réer ci dex gi ca diwaanu Podor ndax gaal ga ñu duggoon moo wa ngéeju am na it ab néew bu ñu gis ca diwaanu Njaareem laatr bi nañu boo boolee loolee lépp nag dafay fekk ñàkkum ndox yi nga xam ne quartier yu bari ñoo ngi koy dund ci réew mi njiit réew ma woon di Abdoulaye Wade lisi ko mi ngi ñuy yeggee ni mu gisee gouvernement bu yees bi ñu tëgg ci réew mi bu yàggul journal bi nañu Abdoulaye Wade ak waa këram di waa Parti démocratique Sénégal ab communiqué la ñu def yekk ca musiba ak mbelengaan ñi fekki Macky Sall ci gouvernement bi nee nañu du gouvernement dara lu dul ay coalition politicienne ak i négociation yu ñu xumtoo ku ci nekk jiital ci sa intérêt yi bopp ngir bëgg a séddu ci réew mi la Sénégal nañu Abdoulaye Wade ak i gaayam yamuñu rekk ci xaxar gouvernement Macky Sall bu bees bi nee nañu li ñu bëgg moo di taxawal ab front bu yaatu ngir ñàkkante ko ak Macky Sall xamle nañu it ne dialogue politique beeg dialogue national bi ñu doon tànqalee nit ñi du woon dara lu dul ay naxaate lii quotidien nañu nee nañu it gëm nañu ne Macky Sall li muy def ni aw yoon rekk lay xàll ngir mën caa jaar ba yóotu troisième mandat ci réew mi ndax ñi ko war na déet ñëpp bu ñu demee ànd ji ak moom du gis ku ko ne déet te bu boobaa ginnaawam bandang lu ko neex lay def dialogue national bi ñu doon def ci réew mi fan la toll anki dina kay nañu demul cëng dikkul mbay laar ak jaxaso di confusion nationale la ñu ci gis liggéey di travaux yéen ci doon def taxaw na weeru mars ba tey décret bi ci njiit réew mi defoon it ngir prolonger yëfe enquête mi ngi ñuy xamale suba ci alxames ci fukki fan ak ñaar ci weeru novembre ci la war a jeex Famari Ibrahima Sagna mi ñu sant mu doxal yëfi te boobee ba léegi kenn déggu ko ci yéenekaay bi nee nañu ak noppeem jaaxal nañu bari mbokk cib sëy wala fi nee nañu neex dereta ko gën ubbi leen l'observateur njiital conseil économique social et environnemental gawoon di Aminata Touré ci moom la journal bi xëy song gi ñu koy song ci wàllu politique ak tuumay jalgati ñu tàmbale teg cib deram la journal bii di l'observateur di laaj ndax du lu mu leb la woon lañ ko tàmbalee fay ne moom it noonee la nekke woon yéenekaay bi nañu Khalifa Ababacar Sall du ko weddi Karim Wade consort du ko weddi Nafi Diallo di secrétaire national à la communication bu Parti démocratique Sénégal ni ñu ci biir l'observateur ku ñu fay sa bor nga mer rek la nga leble woon moo baaxul Aminata Touré amul lu mu wax ne lu ñu ko def rek defoon na ko fi nit moo fi defee nu pexe ba tëj Karim Wade ci kaso bi ba nuppi di taxaw fu nekk di ko ndamoo jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko benn ponk bu mu junj muy mbëkk mi xam naa li xew ci biir internet bi ci kanam tuuti incha allah Mamadou Ndiaye dina ci dellusiwaat mu gën a yaatu Mamadou maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay soxna Naata di nuyu téléspectateurs yi internet yi wax nga ko mbëkk mi moom am na pàcc bu yaatu ci li xew ci internet bi depuis ba mu tàmbalee ba léegi surtout initiative bi nga xamante ni internet yi jël nañ ko. ngir fas yéene def àjjuma bii di ñëw journée noire fii ci Sénégal mais ci mbirum ci internet bi lay yem. am na ay doxalin boo xamante ni fas yéene nañ ko amal ci kanam dinañ ci ñëw gën ko yaatal. incha allah Mamadou Ndiaye des leen ak télévision Futurs Médias yeneen i xibaar 19h30 incha allah fi léegi boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.